loxo ci lu dul développement ak social Sénégal xam nanu la entrepreneur bi jigéen jooyatul fii ci sunum réew ngir yàlla ak yow yaa ko waral juma jàkk yi ci réew mi Bachir sa loxo ngi ci El Bachir Gueye mi may way Moustapha Gueye nga bokkal bàyyi Alaaji Outaas Gueye seen bàyyi Ajaratu Nday Ndaway seen yaay mbokk yaayu liñ ci nekkee woon nag mooy nekk ci développement nekk ci social waaye nekk aussi ci entrepreneuriat ndax la fois passée rek bi ñu calculer li ñu financé ci ay femmes man na 106 cellules de femmes yoo xamante ni si ku ci nekk jël nañ sa financement jox la ngay liggéey te financement ñu ni ñuy def amul intérêt amul garantie amul caution amul délai de remboursement dañ koy def boo waxee mu ne dama koy def ndax li wajji laahi taala parce que ak lu ñu munti wax tey Sénégal kenn mënu koo développer te jaarale woo ko ci jigéen ñi loolu nag buñ koy wax du loo xamante ni si dañuy neexal jigéen ñi mais dafa doon loo xam ne dafa am parce que yéen a am ay mécanisme de travail yoo xam ni buñ leen joxee somme bu ndaw ci durée bu ndaw mun ngeen koo liggéey ba somme boobu jur lu bëri damaa bëgg ngeen tàcc seen bopp bu baax a baax bu weesoo loolu du ñu tënk kàddu gu lu bëri dañuy jublu ci liggéey bi jox ki nga xamante ni si mooy soxna su sell siy toog mu jël kàddu ci kanamu monsieur le maire Saliou Ndiaye parce que jëmm jiy toog moom la président El Bachir wóolu fii ci ouest ni ko damaa bëgg le 23 janvier lépp lu metti woon commune ouest nga fajal leen ko parce que xam nañ ni ouest maire yi fi nekkoon jël nañ suuf si jaay nañ ko nit ñi sonn nañu éclairage public bi doxul loolu nag jëmm jiy toog ni ko man lépp lu ma mun a def ci dama ni caution wala leneen lu ci mën a nekk dinaa la ko joxeel pour nga dem incha allahu rabi représenter ouest ba lépp lu leen metti woon seen dëkk bi nga fajal leen ko kii mooy Saliou Ndiaye damaa bëgg ngeen taaj ko bu baax bu ñu paree ci loolu jërëjëf dañuy jox soxna su sell si. gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunuy waajur sant naa sama borom kër mi nekk tey ci àjjana sant waa Mbuuraan yëpp nag bàyyiwuma kenn sant sama famille ñi toog fekk si ma Mbuuraan ñëpp laa sant waaye gannaaw yàlla ak yonent bi Ababacar mi mooy lépp Ababacar mi mooy lépp moo ma xëcc moo ma dugal ci lii mosuma politique waaye danaa politique ndax moom danaa politique ndax monsieur le maire xale bu tuuti la mi ngi nii gis ngeen ko. ngeen di dégloo rek. taxawaay bu baax la taxaw ku bëgg boppam bëgg Mbuuraan ma bëgg ngeen jàppale ko yéen ñëpp man xam naa ñi ma àndal moom incha allah ñëpp kii la ñu àndal Saliou Ndiaye te El Bachir mii El Bachir day dimbale jigéen ñi ci social jàppale leen ci ay financement sans retour man mosuma politique waaye nag danaa ànd fii sabilillah ak moom te maag fa sama famille nag te ku am gannaaw la waaw Mbuuraan ba mu daj nag xam naa ñi ma àndal moom incha allah Saliou Ndiaye moom seen carte nëbbuwuma làquwuma fi ma newoon nag laa ne wasalaam. damu yi moo jëmm ji toog mooy le président El Bachir moom moo ñëw pour defaraat politique bi pour ñu xam ni politique c'est juste l'art de bien gérer la cité loolu nag moom moo ñu tax a dugal ñun ñii ci politique ñun ñi ngeen gis kenn mësu cee def politique mbay ñu ngi lay siyaar bu baax a baax bu ko defee ñu jox le maire Saliou Ndiaye damaa bëgg ngeen tàcc ko bu baax. ginnaaw bi ñu dalalee suñu kilifa bi nga xamante ne moo fi nekk ci coalition bi ñu nekk muy El Hadji El Bachir Gueye bi nga xamante ni mooy xaritu jigéen ñi mouvement de femmes yi ndax moom yàlla xëy na da koo nattoo ndimbalu jigéen moom yàlla natt boobu la ko def mu nekk ci ay at yu bari. li tax tey ñu jël seet si maire Bal ñu bari xam nañu ko dafa doon jigéen boo xamante ni mu doon kilifa gu mag fii mu nekk ndax dem nañu fi ay mbokkam ci famille bu mag la bokk moom ak Thierno sunu kilifa Thierno Abuja ñoo bokk te famille bi nekk fii yëpp daanaka mooy seen kilifa donc dañoo dugg ci Mbour dugg ci porte bu am barke su doon xaalis rek ak mbooloo xëy na ñu bari suñ ñëwoon ci moom mën na leen topp mais dafa gore mu ni El Bachir li muy def ci jigéen ñi yéen li ma gis yéen yar ak teggin dinaa leen jàppale ci wàjji laahi taala muy dox guddi di dox bëccëg barkaati démb la ñu dem fay ci kër ay doomam ak jeunes yi koñ bi yëpp ñu tase fa ñu waxtaan ba ñoom ñëpp ñu ngi nii koñ bi yëpp ñoo ko taf ay poster di liggéey bu am solo donc dañoo ñëwoon seet si la ci say biiru mbokk parce que dañ ñoo defal loo xamante ni lu màgg la te yàlla na la ko yàlla fay di wax ni nag lii ñu nekk dañ cee nekk ngir yéen El Bachir Gueye mii di nekk toog fii xam ngeen ni duggul ci maire bi ngir poste bu xam ndax yàlla dimbali na ko duggul ci maire bi ngir salaire u 500000
ñun ñi di ànd ak moom noonu itam dañoo ñëw ngir dugg fii ci Mbour 1 ngir gagné école bii ñu def 2 Thier Edouard école bii moo ñu fi indi daf ñu amal njariñ te maire Baal mi liñ ci takk ci ay nit fan yi yëpp di ko dox ci kër yi gis nañ ñu mu toll fu ñu dem ñu koy wax ngeen jàppale ko jàppale seen bopp surtout yéen jigéen ñi ngeen jàppale ko jàppale seen bopp dugg fépp ci koñ bi ñu daal di fexe ba incha allah le 23 janvier ñu mun a gagné 2 Thier Edouard ndax mooy centre de vote bi gën a mag ci fii ñu nekk ci commune ouest yéen xam ngeen ne yéen ñi fi toog daanaka yéenee fal maire bi su fekkee maire bi fukki poñ moo koy fal juróom-ñaari yéen a ko téye donc bu leen ko caaxaane El Bachir nag dina fi ñëw suba ci li nga xamante ni daan na ko def ci at yu bëri mooy ñëw mu ngir jàppale jigéenu waa Mbour 1 am na ñu bëri ñoom te ñu ngi fi toog suba dana leen financé lii nag mu def tey dox mbokk la ndax biñ ko waxee maire Baal li mu def dafa ni kooku sunu mbokk la dañ koy seeti lu bokkul ak bis boobu donc loolu moo ko fi indi du ma guddal ndax dañu am ñu ñuy xaar feneen mu xaw a guddi di leen jaajëfal di leen gërëm di leen di ñaan yàlla li ñu bëgg fii yal nañ ko yàlla defal ci barke seen maam yi sell yi. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant vraiment di kontaan ci ñëw bi ñu ñëw tey fii ci Mbour 1 te ànd ak ki nga xamante ni mooy sëñ Saliou nga xamante ni comme ni ñu ko waxee rek mooy représentant bi fii ouest li nga xam ne moo di la coalition jàmmi gox yi donc fekk fi aussi sunu yaay soxna Baal ak ñi fekk yëpp soxna yu baax yi ak jeunes yi les prêts taxaw ñu ku ci nekk ñu lay nuyu bu baax a baax vraiment di leen féliciter di leen encourager ñu may waxee rek jamono neexul te yitte jamono dafa bari donc nga woote rek ñëpp ñëw toog di la déglu loolu jar naa sant yàlla mais aussi jar naa remercier nit ñi donc ñu leen santaat bu baax ci loolu. waaw donc tey jii ni ma koy waxee chaque fois rek Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni dafa jot ñu changer ko. changement boobu nag wax naa ko ñaari yëf a koy def benn bi éveil de conscience la wala changement de mentalité et de comportement donc beneen bi nag aussi li koy def moom mooy un code de discipline boo xamante ni daf ñuy imposer ñun ñëpp ñu assujettiru face à ce code de discipline pour que Sénégal mën a avancer. donc l'autre chose mooy li ma wax mooy ci fi ñu jëm nii muy élection municipale yi ñu jëm nii donc il faut que ñu génnee déloger ce qu'on appelle les politiciens nga xamante ni ay tappalekat lañ ay wudukat lañ foog ñu génnee leen fa ñu nekk yóbbu leen seen place bu ko defee nag jël ñi nga xam ne c'est des jeunes entrepreneurs. ñoo nekk ci dëkk bi boobu ba léegi di liggéey ku mel ni Saliou Ndiaye ak ñeneen parce que tey dëkk bi mel ni Ndiaga Male ak ñeneen xam nga ñoo xamante ni c'est des jeunes entrepreneurs boobu ba léegi ñu nekk ci dëkk bi di liggéey dawuñu demuñu fenn fi lañ nekk créé fi seen ay propre entreprise waaw qu'elle soit petite ou moyenne en tout cas ñi ngi fi nekk di liggéey ci entreprise yooyu di ko doxal li nekk seen loxo ñu koy fructifier muy dolleeku ay ñuy créer ay emploi donc ñooñu tey la ñu war a dénk maire yi ñu leen dénkee maire yi ñu liggéey dëkk bi avancé donc tey ji loolu mooy la combat bi nga xam ni moom la en tout cas la coalition jàmmi gox yi ak le mouvement audit porté donc ñu bëgg tey ji ñëpp comprendre loolu ñu mën a liggéey maire yi jël ci côté wàllu entrepreneuriat ñu jël ñi nga xamante ni ñooy les chefs d'entreprise dugal leen ci maire yi bu ko defee ñu liggéey pour dëkk mën a avancer donc beneen affaire bi comme ni ñu ko waxee mooy jigéen yi parce que wax naa jigéen yi yàlla dafa ñoo baaxee Sénégal ñu am ay jigéen yoo xam ni macha allah ay jàmbaar lañ mais jàmbaar googu ñu nekk dafa desee fës dafa desee feeñ li tax mu desee fës desee feeñ c'est parce que dañ leen a jàppalewul parce que tey jii jigéen yi ñi ngi dajaloo foo dem Sénégal boo demoon ba Fongolemi da ngay fekk jigéen ñi ngi dajaloo dajale seen as tuut ci autour des groupements pour jéem a loolu ñuy wax le développement collectif mais dafa jafe tey li tax mu jafe mooy amuñu ay moyens parce que cotisation boobu ñuy cotiser seen biir doyul pour ñu am le développement donc ñun nag ci sens boobu ci cadre boobu la lii le mouvement audit jógee pour jàppale jigéen ñi pour ñu am l'autonomisation donc autonomisation boobu nag ñëpp xam na ne ça va passer inéluctablement par les finances mais financement yooyu aussi suñ koy joxe dafa laaj ñu encadrer ko mais dafa laaj aussi ñu formaliser ko donc loolu moo waral financement yooyu ñuy def wax naa ko dinañ dugg fii Mbour 1 dès demain am na fi ay cellules yu ñuy financé mais bu ñu fa jógee aussi dinañ ñëwaat encore une deuxième fois fii si Mbour 1 encore financé waat fi parce que Mbour 1 wax naa ko fii Thiès mooy sama deuxième quartier parce que fii dama fay dëkkoon donc mu nekk quartier boo xam ni daf ma quartier bu ma frappé la quartier la boo xamante ni vraiment dama fi am yëg-yëg parce que quartier la boo xam ne ay nit ñu baax ñoo fi dëkk ay gor ñoo fi dëkk
mais quartier la boo xamante ni aussi bu ñu ko sancee ba tey quartier la boo xamante ni bokk nañ ci quartier yi gën a avancé fii nga xamante ni mooy ci ouest bi ñu nekk comme ni ko sëñ Saliou waxee école 2 tiers bi nekk na centre bi gën a mag fii ci Thiès ouest bi te centre bi suñu ko gañee rek mën nañ am yaakaar gañe fi ci des donc looloo tax ñu bëgg tey ji ñu ànd ak jigéen yëpp ngeen jàppale ñu fii ci ouest bi bu ko defee ñu mën koo gañe gën a yaatal liggéey bi parce que liggéey bi ma doon wax sànq nga xam nañ ko war a def ci jigéen yi parce que tey ji liggéey boobu pour ñu gën ko mën a def foog ñu am légitimité ak autorité pour ñu gën ko mën a def parce que tey jii ñëpp xam na ni politiciens sénégalais yi liggéeyuñ te bëgg ñoo gis kuy liggéey bu ñu gisee ngay liggéey di jëm si ñoom dañuy jàpp ni da ngay fësal seen ñàkk liggéey bu ko defee dañ lay mettre les bâtons entre les roues ba doo mën a def li nga bëgg a def te man samay pexe tey jii mooy ñu fexe ba jigéenu Sénégal yi fu ñu dégg yeneen jigéenu gox goxaat ñu dégg leen fa parce que tey jii quoi qu'on puisse dire wax naa ko chaque fois boo demee ci foire yu mag yi am di nga fekk jigéenu Mali di nga fekk maliyen yi di nga fekk burkinabé yeeg ñëpp mais doo fekk sénégalais yi te sénégalais yi pourtant yaafu suñu mais dañ leen toppatoowul comme ni ma ko waxee dañ leen a jàppalewul ñun nag loolu lañ jóg pour def ko dañu bëgg a jàppale jigéen yi autonomiser leen ñu créer ay véritable société de marché yoo xam ne dafay permettre ëllëg si biir ñu compétitive non seulement sur le plan local mais aussi sur le plan international notamment ci sous-région bi ba dem sax ci yenn foire yu mag yi comme ni koy tey cuubu malien yi di defee ak ñeneen ak ñeneen loolu nag suñ ko réussir mooy indi loolu ñuy wax l'émergence et le développement local donc ñun si loolu si cadre la ñu inscrire te jàpp na ni jigéen ñi ñoo ci jiitu donc loolu moo tax financement yi ñu koy def ñu bëgg nag Mbour 1 bañ a des ci ginnaaw bëgg nañ ëllëg si biir waaw bëgg nañ ëllëg si biir bu ñuy créer des modèles de groupement yoo xam te ne c'est des modèles de groupement phare du mouvement audit que fii Mbour 1 nekk ci kanam donc loolu nag c'est un long processus mais c'est un travail qu'on va commencer dès demain te bëgg nañ suñu ñëwee fii suba commencer liggéey boobu porter ses fruits donc may santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp di wax ne suba bu ñu fi ñëwee incha allah on viendra avec les financements mais dañuy ñaan yàlla comme ni ma ko waxee Mbour 1 dëkk bu baax la dëkk bu meññent la wala baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi idni rabbihi loolu la yàlla wax wala fi xabusa laa yaxruju illaa nakida donc dëkk bu baax mooy jur lu baax mooy am meññent yu baax te fii dëkk bu baax la dëkk bu barkeel la donc lépp lu ñu fi sax rek lépp lu ñu fi jiw rek yàlla na ko yàlla saxal mu meññet ba ñëpp mën cee wit waaw loolu laa ci bëggoon doole vraiment di santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp jërë ngeen El Bachir ñëw na jàppale ndaw ñi
jox sa mairie di ko jox sa gox xoolal bu baax leen fal jox leen suñu maire es ñun ñu fàtte ñu kon nañ leen yeewu bi du leen mooy nañ leen jël mairie bi jox ko doomu si talamit ñu liggéey boole ci si talamit dama ne bokk si talamit bu leen jaawale jàmm gox bi boole picc mi xam nga lu tax loolu parce que position nee naa leen maay numéro 2 Ahmed Diouf mooy numéro 3 loolu il faut ñu leeral ko nee naa leen ñi fi jot a jaar ñëpp ñi nekk si gouvernement bi ñi nekk feneen ak feneen gisu leen kenn fu si Talamine gisee boppam man de benn tali keroog bi laa fi gis xool leen école si Talamine nit ñi niñ si màggee ba léegi benn école bii rek la ñu am suñu doom yi dañuy dégg tali bi ci dem. mais dafa aussi nekk quartier bu stratégique l'autre chose mooy Talamine ay nit ñu baax ñoo fi dëkk Talamine quartier la boo xamante ni ñi fi dëkk ñëpp ay intellectuel lañu ay ñoo xamante ni ñu yàlla baaxal ci dëkk bi mais boobu ba léegi Talamine gis nañ ni quartier la boo xam ne joxuñu ko place am joxuñu ko gëddam ñun nag suñu liggéey mooy ñu fexe ba au soir du 23 janvier ñii nga xamante ni mooy politiciens yi ne ci dëkk bi ñu joxati leen génn leen ci maire yi sànni leen fële jël ñi nga xamante ni ñoom ñooy les jeunes entrepreneurs parce que tey dëkk bi ku mel ni Ahmed Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ay ñoom Sadio Kanté ñu mel ni ay ñoom Ndiaga ñeneen ak ay jeunes entrepreneurs ñu mel ni Saliou Ndiaye dëkk ci dëkk bi liggéeyee fii ci dëkk bi yor fi ay budget di ko liggéey nan jël ñooñu dugal leen ci maire yi bu ñu leen dugalee ci maire yi ñu liggéey dëkk bi avancé donc ñun loolu mooy suñu objectif l'autre chose comme ni ñu ko waxee je crois Talamine c'est la deuxième fois ma dugg fi financé fi ay femmes te dès lundi dinaa fa duggaat encore financé waat encore d'autres femmes loolu nag toujours c'est dans l'optique pour que ñu mën a assurer loolu nga xam te ne mooy le développement inclusif mais aussi pour ñu que ñu mën a assurer loolu nga xam ne mooy la croissance inclusive donc loolu nag pour ñu mën ko réussir il faut que ñu jàppale jigéen yi parce que wax naa ko chaque fois jigéen yi ñooy ñoo yor ay mécanismes de travail yu ñuy permettre ëllëg si biir li ñu bëgg a def ñu mën ko def donc financement yi niy jox jigéen yi financement la yoo xamante ni ñun rek ñoo koy def di ko jox jigéen yi sans mu am délai de remboursement sans mu am garantie sans mu am caution donc buñ ko joxee jigéen yi gëm naa ne jigéen yi ñoom ñoo mën a liggéey dëkk bi ñoom ñoo mën a tax ñu avancer moo tax mbir yi jëm kanam donc ma bëgg waa Talamine ñu gën a fonk seen bopp gën a bàyyi seen xel ci élection yi di ñëw le 23. Thiès dafa soxla changement boobu nag comme ni ma koy waxee kenn gënu cee yellu jàmmi gox yi nga xam ni moom laa jiite nga xam ni kenn du ci politicien man du ma politicien ñi nekk sama liste kenn du ci politicien ñëpp sont des gens serviables des gens sociables ñoo xam ne ñoo nekk seen gox préoccupation gox bi sonal leen ñu fu nit ñi tourné gis leen ñuy jàppale nit ñi le président Ahmed Diouf yàgg na ci ASC Talamine lu ne mu daj ko ci donc ñu mel noonu dañ leen war a delloo njukkal ñu mel noonu bu ñu nekkee ci koñ dañ leen a war a fal donc may encore une fois là c'est un appel solennel à toute la population de Talamine au soir du 23 janvier ñu jàppale seen i doom jàppale seen waa gox bu ko defee ñu gagné fii mairie bii le 23 janvier jërë ngeen jëf merci. ci sunum réew ngir yàlla ak yow yaa ko waral juma jàkk yi ci réew mi Bachir sa loxo ngi ci El Bachir Gueye mi may waay Moustapha Gueye nga bokkal bàyyi Alaaji Outaas Gueye seen bàyyi Ajaratu Nday Ndaway seen yaay mbokku yaayum Pape Salloy mbokku yaayum daa mbokku yaayum alxaana mbokku yaay Modou Gueye la way la leen madame ak Khadija El Bachir
tamit lu tax mooy dañu am njiit lu mën njiit ni ma leen ko waxee ca commencement ba léegi lu ne fàng kenn du ko jeex te kii nekk sama ginnaaw mooy góor gi nga xamante ne dama naan luy màtt góor bu ko séenee siiñ ndax fullaam njàmbaaram gëm boppam ak programme am bi nga xam ne tëral na ko pour Thiès fas yéene jàppale jigéen ñi fas yéene jàppale ndaw ñeeg mag ñi. wax ji nag du gudd ndax président El Bachir ànd ceeg maire Mouhamed Ndoye dañu gëm suñu bopp te ñeme fi ñu jëm ragaluñu ndax fi ñu jëm ku ragal du fa teg tànk te ñun duñu ànd ak ragal ndax dañuy xuus jàll jël ndam li andi ko. te waa Jaxaaw gis naa seen engagement gis naa seen volonté bi ngeen am yéen ñëpp fas yéene taxaw ci mouvement Audi taxaw ak jàmmi gox yi nar a soutenir maire Mouhamed Ndoye ci élection 23 janvier yi ñu jëm. wax ji nag mooy di leen soññaat ci jouru vote bi xam ngeen li nga war a def xam ngeen heure bi ngeen koy def xam ngeen na ko ngeen koy defee. ndax ku la jàppale di El Bachir mi nga xamante ne li ma doon wax tey ci caravane bi bëggul gis jigéen batam xonq bëggul gis jigéen sonn bëggul gis jigéen di yanu lu metti moo tax muy def lu mu mën ak lu mu mënul di jàppale jigéen ñi. nee naa Jaxaaw tey première fois dans l'histoire fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo musuma gis politicien bu woote mutuñu financement diggu Jaxaaw foo taxaw di wax ñu ne la naan dañ lay di nax ay nax la loolu amul waaye dama leen naan tey ana ñu doon wax du ko def moo ngi nii ana ñu doon wax mënu ko moo ngi nii ana ñu doon wax bu ko mënee sax du ko def moo ngi nii lu ne fànn kenn du ko jeex. kon nag ku leen di jàppale ngeen jàppale ko ñu jàppalante ndax defaluñ ko El Bachir de suñu bopp lañ ko defal ndax daan naa dégg sam papa naan ma sànni buy dellu si wàcc ci yow ku bu bay rek doy na ci borom xel yi laay waxal. kon nag xam ngeen ne ñun lu ñuy def ci suñu lieu de vote yi defaluñ ko El Bachir mi toog ndax moom yàlla may na ko teraanga ba pare. kon nag ñun lañ ko defal pour bëgg mun mu suqali Thiès ndax xam ngeen ne Thiès dara amu fi. man su may xëy di liggéey Dakar sama collègue lu ñu may wax nitu Thiès du teddee dëkkam il faut mu génn tedd ñëwaat te loolu daf maa metti loolu nag lu ko waral mooy am njiit li nga xamante ne ñu taxaw ñun jeunes yi parce que yeneen liggéey Thiès suqali Thiès jàppale Thiès te genn kese laa ko gis muy jàmbaar ji toog sama ginnaaw. kon nag wax ji du bëri dafa maa ngi lay delloo kàddu gi di soññaat jigéen ñi bu baax te xam ne yoon bi ñu jëm buñ ko teggiwul ndam rek laa ci gis incha allah. ñu mën a représenter dignement seen peuple yi dinañ mën a représenter dignement les semblables donc foofu laay jugee comme ni ma ko defee woon keroog je vais donner la parole à Mamadou Diop la tête de liste proportionnelle de la coalition Jàmmi Gox yi au niveau de Thiès Nord Mohamed Diop ngeen tàcc ko bu baax. lu toogaay bi di rafetlu accueil bi di remercier ci kaw la brave femme Doy Neex Ndiaye mi nga xam ni taxawaayam depuis le début ba léegi gis nañ ko malgré mi ngi dem Dakar di ñëw mais loxoom ak yitteem jógul ci Jaxaaw jógul ci Thiès Nord. damay commencer ci kaw di remercier aussi président El Bachir président El Bachir bu ñuy lim ay qualité am fi la ñuy fanaan defe naa ne Baye Dame wax na ci lu bëree bëri donc bu fekkee fu ñu dem di ko lim defe naa duñ fa jóg. ndaxte choix bi mu def ci Mouhamed Ndoye rek ñun buñ ko rafetloo maanaam bàyyi lu ñu dara un jeune engagé nekk ci le terrain politique xalaata redresser la commune de Thiès Nord nga appuyer ko pour mu nekk ci tête de liste majoritaire jàll ëllëg mu exprimer besoin yi mu am bu yàgg ba tey mooy changer xar kanamu Thiès Nord loolu rek amuñu fayam donc ñu ngi ñaan yàlla nag comme moment campagne électorale liñ koy waxee rappel la nee nañ ko yàlla tàccu dootoo fecc boo feccul dootoo feccati am na occasion yoo xam ni bariwul lu muy répété wu dund nañ 7 ans de calvaire ci commune de Thiès Nord
tey jii rek sànq bi ñuy jaar ci marché bi duñ fi jóg nit ñi dañuy lal ci marché bi yow boo rombee da nga naan jaaykat bi warta lal ci marché bi mais ñi ngi fay lal en connivence ak maire bi day récupérer seen juuti ba pare yónnee policiers yi ñu dàq leen jëlee leen donc un jeu de boo xam ne nii jaaykat yi xam nañ ko bu baax a baax donc loolu nag yow boo fa dee jaar xamoo loolu jaaykat bi rek ngay sikk mais la ca ginnaaw xamoo ko donc yooyu dafa bokk ci yàqu-yàqu yi su ma limee hôpital yi lim école yi lim foncier bi lim yeneen problème duñ fi jóg mais 23 janvier yàlla dañ koo jox xale bu mbooye nag cal taatu ndaala nga koy xaar ñi fi nekkoon tey boobu ba léegi am nañ tey occasion wu changer xarkanimu Thiès Nord jële fi ñi fi nekk teg ci boppu maire bi le maire Mouhamed Ndoye bu boobaa kii mu àndal nii di El Bachir Gueye am na yéene yi accompagner ko ba mu réussir la mission de la gestion de la commune de Thiès Nord ñu ngi leen di gërëm di leen sat di ñaan yàlla na ngeen jàllale message bi un peu partout bulletin bi ngeen xàmmee ko bu baax ba jaawale bañ cee am di leen gërëm di leen sant jërë ngeen def bleu ànd ak président mu def blanc muy la représentation des couleurs de jàmmi gox yi mais xam nga lan moo tax sama xel mën a dal ci moom mooy dama ko waxoon démb ni ko sa turandoo rek boo ko xoolee boo ko royee doxal waaye ki mu jox boppam Amadou Fall Sayer Ndiaye Mame Cheikh Ibrahima Fall la porte d'entrée du mouridisme ki nga xam ni moo jàngale comment doit être un pur mouride de par le travail de par l'engagement de par le suivi kor jégg bàyyib la Fall moom la yaakaar Moustapha Gueye Mouhamed Ndoye Mouhamed Ndoye xawma lébu nga xawma doo lébu waaye boo ko doonee am jom boo ko doonul am jom jugal taxaw di dox ndànk di ma di jege si tàccul leen ma ko bu baax a baax Mouhamed Ndoye dama liggéey ci yoonu mouridisme sa sëriñ a jàngale ni ñu toppee kilifa ci yoonu mouridisme kilifa yi fi nekk yëpp di jiital ci nuyoo bi sunu président El Bachir Gueye ak délégation bi mu àndal mu nuyu Saliou Ndiaye le maire de la commune de Thiès Ouest avec toute sa délégation di nuyu baale xam naa ñëpp géew di nuyu également suñu délégation bi je pense su ma limee Mamadou Diop qui est à la tête de la liste proportionnelle de la commune de Thiès Nord di nuyu baale ñëpp di nuyu également toutes les femmes ñi nga xam ne ñoo fi teew à travers Doy Neex su ma ko limee dina mën a yóbbaale ñëpp rek di nuyu également ñëpp ñu fi ñëw di wax ni tey ñu ngi nii Jaxaaw mu nekk un quartier historique ici à Thiès mu ne un quartier boo xam ni ku wax Jaxaaw sa xel mën na dem ci la personne de Bouba Jaxaaw ñu naan ko wax Aboubacry Diop mu nekkoon fii mu nekk une icône dans le football thiessois mu nekkoon quelqu'un boo xam ni dafa milité woon dans le club quand même olympique thiessois yàgg fi def fi ay yu bari yàgg fee def jaloore dem ba créé fii les gloires du sport de Thiès mu créé woon ko fii mu nekk une personne boo xam ni waa Jaxaaw tey waxuma ko mais waa Thiès ñëpp dañ ko amal njukkeel sur le plan sportif donc mu demoon ba ñu tuddee woon ko le prince de Thiali kooku Assane Ndiaye Alou bi nekk tey Médina ak juddoo ko benn école Assane Ndiaye Alou nekk école bi nekk ci suufu Bachati leen tuddoon ko pour ñi xam histoire boobu noonu ndax li doon taxaw yi Thiès tey ñu taxaw ci quartier am di fii tey direct ay mu nekk njabootam ñu ne fii mu nekk quelqu'un boo xam ne aujourd'hui Jaxaaw à travers son ASC Thiali et ASC Ngalam li fi doon def ñëpp tey di ko gis tey jii ñaata yoon la ñu représenté dans les phases finales ci ay compétition nationale ici à Thiès donc loolu lu ñuy rafetlu mënuñu ko ñàkk ba ñu tudd fii bu ñëwee Jaxaaw reconnaissance boobu ñun waa Thiès ñu ñëpp dañ leen ko amal également ñu ñëw fii gis tamit li fi xew ci Jaxaaw ñuy traversé voie ferrée bi jaar fii pënd bi di leen bëgg a rey amuñu benn subvention bu leen di jox
amul benn indemnité bu leen di jox pour poussière bi nga xam ni moom la fi waa chemin de fer di leen sonal amul benn accompagnement bu ngeen fi am sànq Mamadou Diop wax na ko fii seen école yi seen jàng yi les enfants sont exposés à des risques de par la voie ferrée bi nga xam ni phosphate bi dafay tuuru ngeen koy noyyi xamoo leen sax li ngeen di courir yéen ci ay risques sans pour autant s'en rendre compte dañ koy noyyi di feebar doole xam sax lan moo ko waral environnement bi fii dañ koy bafoué waruñ amul protection amul dara ngeen ci muñ te xamoo leen mi leen di ronger quand même à compte-gouttes te xamoo leen ko c'est des choses yoo xam ni incha allah ñaan nañu yàlla tey jii bis bu la coalition Jàmbe Gox yi gagné loolu da leen ko corriger ba mettre les populations de Jaxaaw de Thiali ñu ne fii Ngent ñu ne ba université Thiès ba Zac Ba ñu subir fii dans la zone surtout Escale ñu ne fii mu changé ko au moins ñu jox leen fi Jaxaaw dafa nekk quand même au cœur du marché Sam ngeen di subir aussi yu nekk fii bi ñuy ñëw fii rek embouteillage bu métti fii dafay métti loolu mën naa ñàkk sànq monsieur Diop mi ngi koy wax tablier yi nga xam ne dañ leen koo defal mu nekk dans l'illégalité en contrepartie quand même d'un impôt boo xam ne ñu ngi leen koy jël muy am ay recettes fiscales yu waa mairie bi di leen ko dëgg te amul benn lu ci nekk marché bi tilim na xeeñ na salte na amuñu benn création de modernité bu leen mën a def pour que yéen ngeen mën ci am loolu yéen waa Jaxaaw yéen waa Thiali yéen waa Ngent yéen a ngi koy subir te yéen a ngi fay chaque jour ay recettes mu nekk ay impôts directs yoo xam ne yéen ñu koy recouvrer ci biir mairie bi en contrepartie amuñu benn lu ñëwaat ci yéen ci ay retombées loolu ñu koy xeex di leen ñaan yàlla na ngeen jéem a jug aussi xam ni carte yi yéen am seen carte yi mi ngi nelaw quand même ci tiroir yi nekk ci sous-préfecture yi dem leen ngeen jëli carte d'identité yi képp ku bindi woon carte d'identité yi génn na dem leen ngeen récupérer ko yóbbu seen récépissé ñu jox leen seen carte d'identité yi ngeen retiré ko ngeen das ko fanaanal xaar le jour du vote ngeen xam ni yéen fii Thiès 3 votes ngeen fi war a am fii li leen fi soxal ngeen xool ko dafa am vote élection communale moo fi am scrutin communal la ak scrutin de ville bi ak scrutin départemental bi ñun la coalition Jàmbe Gox yi benn liste lañ ci am muy la liste des communes commune Thiès Est commune Thiès Ouest ak commune Thiès Nord ngeen xamee ko ngeen def ko ci urne bi incha allah ngeen motiver nit ñi ñu jóg dem voter ji te protéger également le vote protéger le vote instant bi moo fi des carte gi leer na nañ li des mooy nañu sérieux nañu dem dans la sincérité et dans la constance incha allah gëm ko te xam ni day ñëw incha allah maa ngi sant bu baax. wàcce seen bu leen seen domeeg si la ne soxla Dakar ku soxla ñàkk la ak El Basir Jàmbe Gox yi la woote jafe-jafe yi ci gox yi moo ci man dara wàcce seen bu leen El Basir yegg si na su ngeen ne soxla Dakar ku soxla ñàkk nga El Basir ana ma koy mi bëgg way man fekk baax ma baa ngi nii El Basir l'homme social baa ngi nii mouvement famille financé jàkka yi ak jumaa yi xaarul ba soxla dal di soog a def El Basir def na lu jënt mu soog waaw ku la jox ndékki bu la jigee añ war nga ko gëm ànd ak El Basir mooy li gën a wóor wax ci si yëngu leen seen ndam yëg si ginde soxla Dakar ku soxla ñàkk nga ak El Basir Jàmbe Gox yi la woote jafe-jafe yi ci gox yi moo ci mën la wàcce si yëngu leen El Basir yegg si na bu ginde soxla Dakar ku soxla ñàkk nga tey ji ma bàkk njaago dang
nga koy téye El Basir jox leen ko mairie bi mu liggéey ko ni la war a mel yàlla bi ni ko maandu yàkka bari fayda seen doom yegg si na bu Guinée soxla Dakar bu soxla ñaata ak El Basir jàmmi gox yi la woote jafe-jafe yi ci gox yi moo ci man ku ngeen di àndal bu Guinée soxla Dakar ku soxla ñàkk ku ngeen di àndal ku ngeen di wooteel waa ana loxo yi ku ngeen di àndal ku ngeen di wooteel jafe-jafe yi ci dëkk bi moo ci man dara kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen ñu jàppale El Basir ndax Thiès mën a sax Mohamed Ndoye mbokk yaayu Ahmed Diouf wax leen ko Diouf a ñoo ko baay waaw 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 kaana loxo yi loxo ca kaw baas ñëw na boo koy jeex moo lay réer man si da paas mu fa dar la yàlla ci tey mu ñëw lu leen def kat yëpp ay légumes lañu El Basir mooy seen King Kong yaag ñoom ba biir Hong Kong mu di gàtt nga ci ngom baas ñëw na 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 wax leen ko baas ñëw na na ñëpp jug baas ñëw na wuy sama ndey baas ñëw na kenn du la ci ngom di yey ci ngom ratatatatatatat rek sagin 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 ragin sagin sagin xale bi da nga bëgg a dem kir gin tata pax caraw roy caj ki ndaj fëgal sa dën fëgal sa dën fëgal rëcce moom moo cuk yaay kii koy def xale baa ngi nii génn ko jaas génn ko jaas ragi sa génn ko ndaj El Basir l'homme qui déchire ma xam loolu di la xaar ma fekk fi samay yaay booy yu baax nag ñu ngi ni toog ak samay mag ak samay rakk ak ñëpp a ngi fi tey man teew fii contentement bu rëy la ci man nee naa la meeting boo mën a def Thiès su ma ko yëgee na may ñëwee dafay ëpp li tax ma defaral la morceau bii nag maa ko xam damay xëy nit woo ma ni ma daam camion bi romb na fii léegi ñu teg benn morceau boo xam morceau El Basir loolu kañ la man ne lu bees la ñu kontaan morceau bi dafa doon morceau boo xam ni morceau xol la xol laa ko defaree yow nag li ñëpp waxay dëgg ndax olof Njaay nee na bu fekkee da ngaa dër mu lay metti boo gëstoo yem ci muuma sa xel war naa dal te El Basir yàlla yàlla defal la jàmm te jàmm rek ngay am ndax jigéen ñi ku jug pour dimbali leen yàllaa lay fay te loolu moo la tax a jóg yow kon nag jigéen ñi dama bëgg affaire yi amul naxante bu la nit dee jàppale da nga koy jàppale comme dafa jóg pour jàppale leen da ngeen ko jàppale le 23 yéen ñëpp ku ci nekk ànd ak sa ngor rek def la nga war a def yëpp benn la nag ci le président El Basir Sénégal
ñi nga xam ne ñoom lañu fekk ñëpp di nuyu waa Jaxaaw quartier Jaxaaw di nuyu aussi délégation mi nga xam ne ñoom ñëpp laa àndal ak ñi ma fekk bëgguma lim comme niñ ko xamee nag ak ñu ko léegi Mouhamed Ndoye le futur maire de Thiès Ouest de Thiès Nord waxee léegi ci quartier Jaxaaw muy un quartier immensément riche nekk quartier boo xamante ni quartier culture la nekk aussi quartier bëggoon naa ko mentionné di wax ni yàgg naa nekk acteur culturel sportif puis au niveau de Thiès donc loolu nekk lu am solo donc l'autre chose mooy comme ni ñu ko waxee may bëgg remercier ki nga xamante ni mooy Awa Seck ak Surilem bi nga xam ne ñoom la àndal tey moo ci jógee aussi ma remercier Adja Penda Fall moom aussi ak si ñi mu àndal ñëpp remercier Ndeye Binta Ndiaye ak mbooloom remercier aussi Adja Ndak ak mbooloom remercier aussi Astou Fall ak mbooloom yëpp donc remercier aussi nag pour terminer ki nga xamante ni mooy doy neex di la coordonnatrice boo xamante ni c'est une dame d'affaires mais aussi ambitieuse mais aussi nekk dame boo xamante ni ku bëggal Jaxaaw jàmm la mais ku bëggal aussi Jaxaaw développement la donc ma koy féliciter encore une fois di ko encourager ci li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xam tàmbali na ko pour que Jaxaaw incha allahu am ay lendemain meilleur donc l'autre chose aussi may remercier dame di remercier aussi sama bras droit Pape Sall vraiment gis naa ni mu doxalee tey heureusement sama poche dara nekk ko ndax bu fa dara nekkul lépp laa koy jox mais yàlla na yàlla dooli jàmm li ma kontaan aussi ñëw fii tey ci Jaxaaw fekk fi jigéen ñi comme d'habitude parce que ñun suñu liggéey depuis ba ñu commencé ba léegi depuis plus de 3 ans wala peut-être sax 30 ans 3 décennies ñëpp ñi ma xam ma ci social ñu xëy benn jour ci période pandémie bi waxtaan ak les jeunes ñu taxawal li nga xam ne mooy le mouvement audit appel à l'union et au développement éthique de Thiès bi ñu ko taxawalee ñu gis ne dañu war a formaliser action yi nga xamante ni depuis plus de 2 décennies 3 décennies ñu koy def tey loolu ñu formaliser moo ñu yóbbu tey ba ñu egsi fii donc may bëgg au passage di féliciter encore une fois di remercier toutes les présidentes de cellules yi nga xamante ni au départ ñoom ñoo fi nekkoon ñu ànd liggéey ba liggéey bi egsi fii donc l'autre chose aussi comme ni ñu ko waxee dañu ñëw fii ci période bii di période campagne électorale ñëw fii ànd ak suñu frère Mouhamed Ndoye nga xam ne moom la ñu porté fii ci mairie bii nga xam ne mooy mairie nord donc dégg ngeen léegi discours am li mu ci wax nu mu amee solo dégg ngeen aussi discours am lépp li nga xamante ni wax na ko ci te mu am sens fii ci nord bi kon ñu xam ni kii te dul di nelaw
xam na ay problèmes yi am fii ci nord bi te bu ñu ko teg bu ñu ko porté à la tête de la mairie ëllëg si biir mën na résoudre les problèmes man na comme ni ma ko waxee chaque fois je suis derrière lui pour que ñu ànd ensemble relever le défi bi nag mooy comme liñ ko xamee li xew actuellement au Sénégal wax naa dafa jot ñu aspirer population yi seen bopp ñoo bëgg a aspirer à un changement radical boobu c'est quoi c'est que on veut déloger ñi nga xam te ne ñooy les politiciens anciens politiciens yi fi nekkoon nga xam ne boobu ba léegi depuis l'indépendance ñoo fi nekk defuñu fi dara wane seen ay incompétence wane aussi seen i limites tey ji il est temps ñu déloger leen jël ñi nga xam ne ce sont des jeunes entrepreneurs nekk ci dëkk bi boobu ba léegi di ñafe di reyante créer fi entreprise di doxal ñu jël ñooñu teg leen ci teddu maire yi ñu doxal donc tey jii loolu mooy suñu objectif jël ñooñu teg leen à la tête des maires ku mel ni tey jii mën naa citer exemple y a Sadio Kanté mi ngi fi c'est un jeune entrepreneur y a docteur Pierre y a Ndiaga Diop ak ñeneen ñu xam leen ci dëkk bi ñu nekk fi di sonn ndax dëkk bi foo leen fekk ñu sociable nekk ñoo xam ñu serviable leen seen koñ donc ñooñu dañ leen a war a porter ci mairie pour ñu defar dëkk bi donc l'autre chose mooy comme ni ma ko waxee développement wu Sénégal développement Thiès en partie mënuñu ko def sans les femmes chaque jour ma rappelé ko parce que tey jii jigéen ñi ñoo dajaloo ci ay groupement seen groupement avec yi di liggéey boobu ba léegi depuis de 10 ans 15 ans 20 ans jigéen ñi Sénégal nekk jàmbaar dajaloo ci financement yooyu nag suñ koy wut dañu bëgg autonomiser jigéen ñi autonomiser leen mooy lan mooy ñu fexe ba ñu gën a mënal seen bopp liggéey bi ñuy def aussi ñu gën ko mën a def mu gën a avancer jëm ci kanam. ak les microfinances yi nga xamante ni souvent seen financement yi ñuy jox jigéen ñi baaxul parce que financement la yoo xamante ni dañuy exploiter jigéen yi loolu dama koy fàttali chaque fois parce que boo ay jigéen soo leen lebalee xaalis laaj leen plus de 20% de taux d'intérêt usuraire ñu ne waaye nga laaj leen caution laaj leen délai de remboursement ci temps bu gàtt te jigéen ñi macha allah nekk ay jàmbaar yor ay petites entreprises yu ndaw yoo xam ne seen recette excédé wul 2000 à 3000 francs par jour mooy jigéen boobu yaa ngi koy indil problème. looloo tax tey jii ñu remarqué ni groupement yëpp souvent ñu ngi mujj ci gendarmerie ak police ak tas donc looloo tax ñu fas yéene ñu ànd ak jigéen ñi pour jàppale leen indi ay financement donc ngalla dañu bëgg financement yooyu ñu xam objectif bi wax naa financement yi nga xam ne moom la ñuy joxe mënul lépp mais au moins ça constitue un départ mën na nekk loo xamante ne aussi mën nañu nekk benn gage boo xamante ne tey jii ëllëg si biir mën na tax ñu tordre la main à ces microfinances pour que ëllëg si biir ñu revoir seen taux d'intérêt yi à la baisse pour que jigéen ñi mën cee jëfandiku. mais l'autre chose aussi mën nañu dimbali ba ñu am ay financement ci banque islamique yi comme ni ma ko waxee ba nga xamante ne ëllëg si biir dañuy mën a financer waat encore jigéen yi financement yu gën a mag pour que li nga xam ne mooy objectif lii di le mouvement audit nga xam ne mooy atteindre la croissance inclusive ñu mën ko am. donc dama bëgg jigéen yi financement bi ñu leen di jox ñu téye ko téye bu baax dama bëgg aussi financement bi ñu leen di jox ñu comprendre objectif bi ñu bañ ko séddoo loolu dama ciy insisté chaque fois nañu bañ a séddoo financement yi nañu ko def tournoi après ñu bàyyi ko ci loxo président cellule bi mu géré ko su joxee ñii liggéey au bout de 3 mois mu jox ñu leen liggéey ñu def la rotation complète def la croissance inclusive. donc leneen li ma ci bëgg a dolli mooy au soir du 23 janvier dañu fexe ñu jàppale lii nga xam ne mooy la coalition jàmmi gox yi. coalition jàmmi gox yi comme ni ma ko waxee muy nekk coalition boo xam te ni dañu ko créer basé ko ci 2 critères yoo xam ne critères yu am solo la bi ci njëkk mooy dañu bëgg comme ni ñu ko waxee fépp fu jeune nekk un jeune entrepreneur wala sax jeune enseignant wala keneen ak keneen mais nga nekk sa koñ nga digne nekk quelqu'un de respectueux quelqu'un de valeureux nga nekk sa koñ dañu bëgg nga garder sa dignité parce que tey jii li fi xew mooy dañoo créer ay cautions yu cher pour que jeunes yooyu nga xam dañoo am dignité nit ñi gëm leen ba tey ñu mën leen a xëcc seen mouvance yooyu bu ñu créé coalition jàmmi gox yi nag c'est parce que dañu bëgg jeunes yooyu garder seen ay critères yooyu ba pare dem encore briguer suffrage population yi loolu tax ñu créé li nga xamante ne moom mooy la coalition jàmmi gox yi. l'autre chose mooy dañu bëgg a delloo droit de vote à ces populations pour que ñu xam ni tey jii nii la charte de la bonne gouvernance imposé na suñu état yi parce que gënul leen suñu politiciens yi loolu gënul leen mais dañu leen ko imposé à ce que tey jii ki nekk tête de liste majoritaire nekk ci tetu maire yi donc ça veut dire que suffrage bi tey suffrage direct la donc dañu xool bu baax nañ la ñuy fal nañu xam ne aussi suñu droit de vote mi ngi suñuy loxo au soir du 23 janvier ñu jàpp Mouhamed Ndoye muy dugal ko ci maire yi Nord bële
bu ko defee mu nekk ndamal Thiès yëpp. donc l'autre chose mooy dama bëggoon attirer aussi attention ci li nga xam ne mooy commandement territorial notamment su ma wax chaque fois man am naa suñu bëri ñu naan ma yow de xam naa sonal nga préfet mais dinaa ko sonal parce que dañoo toll ci situation bi nga xamante ni dañoo toll ci jamono bi nga xamante ni transparence la ñu woote te tey jii le président de la République moo taxaw ne dafa bëgg jàmm am élection yi nag pour jàmm am wax naa ko seen loxo ñoom la nekk tey jii am na ci ñi nga xamante ni au niveau de l'est boo demee suñu centre bële ba tey am na ñi nga xamante ni jotaguñu seen ay carte d'identité chaque jour ñu ne carte d'identité yi suba lay ñëw wala ginnaaw suba loolu dama bëgg ñu xool ko mu leer nañu jox nit ñi seen carte d'identité pour que ñu mën a wote ji c'est important bu ñu indi musiba ci dëkk bi maa njëkk a taxaw fii wax ne scrutin bu jaaree yoon quel que soit l'issue des urnes ñun dañ koy accepter parce que ay jullit lañ te jullit day nangu dogal wax naa ko encore une fois que ni ñun amuñu nekkuñu comme ay politiciens yooyu nga xamante ni politique lañ yaakaar pour dund am na ñi nga xamante ni élection yi seen bakkan lañ ci teg ñun bokkuñ ci ñooñu ñun dañu ñëw rek pour jàppale boobu nag bu ñu joxee légitimité ñu def ko bu ñu joxee aussi ñu continuer di ko def mais dañu bëgg scrutin bi jaar yoon dañu bëgg ñu bàyyi nit ñu am seen droit de vote ki am carte d'identité nañ ko jox carte d'identité mu dem mu voté ji loolu mooy dëgg fii gis nañ fi ba tàyyee élection jeex nga gis candidat bu nekk ci pouvoir bi yor ay jalu carte d'identité di ko dellu seen ay borom pour quelle raison loolu dafa war a jeex nañu xam ne tappale jeex na ci dëkk bi nañu fexe ñun nag population yi ñuy imposer ces politiciens là ba ëllëg si biir ñu xam ne ku bëgg a foloot da ngay liggéey teg bilan foofu la problème bi toll donc encore une fois may lancer un appel solennel au préfet nañ jël carte d'identité jàmbur yi ñu jox ko nit ñi